ok salaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu koy defee saa su nekk rek tey nag dañoo ñëw seet si rek Moussa Tine ku ne Moussa ne Talla Sylla ma loolu laay wax parce que bu ma nee Moussa Tine Talla Sylla laay indi parce que man dama ko xamee ci Talla Sylla bu ñu daan wax Talla Sylla da ngeen ni Moussa Tine alors Moussa en tant que doomu Thiès sa relation ak Talla Sylla lan la actuellement. si loolu sama dund bu njëkk ba la c'était ma première vie. Je suis quand même léegi à 35 ans de vie politique ah. fanweeri at ak juróom. effectivement lu ci bëri wala pàcc bi ci njëkk man ak Talla Sylla ñoo ànd di defandoo politique. créandoo d'abord jeunesse pour l'alternance. ensuite créandoo alliance pour le progrès et la justice Jëf Jël APJ Jëf Jël. mu jóge mu tudd alliance Jëf Jël kese defe naa moom moo continué ba léegi. ñu amandoo parcours politique bu yàgg bu yaatu alors defe naa lu ñu xëy na sax dox diggante bu ko nekk dekk moom mu nekk Jëf Jël moom mu dem créer alliance Penco alliance démocratique Penco defe naa sax du affaire u personne. certainement bu ñu ko creuser dans ay problème gestion parti problème gis-gis problème taxawaay problème leneen xëy na mun na ci am. mais li may wax souvent dama naan Jëf Jël problème am mooy dafa. mal négocié lu ñu tuddee crise d'adolescence leneen ba benn waxtu boo xamante ne ab yëf lay màgg ba yaakaar ne mot na jëmm ju mag fekk na si croissance yoo toll njaboot gu nekk na ko dund ak ay njabootam tamit toog ba am say doom am fukki at ak ñeent fukki at ak juróom yaakaar ne lu seen bàyyi xam na ko lu seen ndey xam nañ ko lu ñu wax ñu contesté indi leneen loolu la ñuy wax crise d'adolescence je pense que Jëf Jël aussi nous avons peut-être mal négocié suñu période de crise d'adolescence boobu dem ba yaakaar ne mag nañu ku nekk yaakaar ne am na prétention bu mën a am ci parti bi te fekk tollaguñu woon ko dañoo tolloon na si di tabax ba tey nit ñi yaakaar ne bâtiment bi nag mot na ok. voilà Moussa ñu gis ni aussi nekk nga député ci Jëf Jël sax laay wax 2001 ba 2006 ñii ne da nga démissionné ñii ne 5 ans yi moom matoon est-ce que da nga démissionné woon foofu daf ñu xawoon rëcc tuuti. waaw mooy sax lu ñuy wax toujours dafa naa ne bu ñu toppoon naa ñun lu ñu doon doxal bu ñu nekkee Jëf Jël ba léegi dafa naa Talla Sylla mi sax doon na bàyyi tey maire bi lu tax parce que bu ñu nekkee assemblée dañ fa dem 2001 askan wi fal la ne la man kat dénk naa la mandat wu juróomi at yoo may toogal assemblée ñu dem ba juróomi at yi mat Ablaye Wade indi loi bu bees assemblée nationale ne léegi dañoo wax yokk seeni mandat ñaari at man ci sama taxawaayu politique ma jàpp ne bi ma askan wi di yónni juróomi at la ma yónni woon donc si wàllu morale politique valeur politique nit mënuñu laa yónni ne la juróomi at nga fay toog nga dem yokkal sa bopp yeneen ñaari at yoo xamante ne askan wi dénku la ko dama jàppee loolu ci sama xalaat ak ñi nag waa Jëf Jël yëpp Talla Sylla ak ñi ñëpp ñu jàpp ne kon nag juróomi at ñu dénkoon nañu toog leen assemblée bu motee dañoo war a bàyyi ba juróomi at yi motee 30 juin 2006 laa dem assemblée nationale déposé oto bi ñu ma joxoon delloo passeport diplomatique tëj compte bi ñu doon viré sama salaire parce que jàpp naa ne juróomi at la ma askan wi dénkoon ba juróomi at yi motee mu dama wax a taxaw. 2 ans yi ci kii doo ko kii waaw ñu ne ñu continué. wax naa nag moo continué waat nii tey si élection locale continué waat si yeneen. gis nga tey jii booy seet réew mi nu mu tëddee. dañoo nekk ñun ñëpp rek di bàyyi ay mandat ñu koy négocier alors que démocratie moom tant que amul mandat boo xam ne bu jeexee nga delluwaat si ki moom sañ-sañ wi muy askan wi ñu seet ndax dañ lay renouveler wala duñ lay renouveler. démocratie amatul. nit ñi mën nañuy jël si wàllu politique loo xamante ne moomuloo ko si wàllu sañ-sañ booy exercer di ko jëfandikoo te fekk jegewul si askan bi loolu nag la ñu toll tey et même damay wax nit ñi sax ne loolu ñu ko doon def yëpp y compris ñu ko def nii si élection locale yi ku ko fi def rek tey c'est illégal daa am na décision conseil constitutionnel bu mu jël en 2016 boo xamante ne nee na Sénégal léegi amatul yokk mandat amatul wàññi mandat kenn mënatu la yokk kenn mënatu la wàññi mandat. donc lii fi ko am nii sax dafa demul conseil constitutionnel rek waaye bu ñu saisir woon juge constitutionnel bi arrêté woon na mandat yi fi am yëpp. Moussa ñu gis ni aussi 30 octobre 2021 am na benn site bu bindoon ni doo nekk candidature proposé Thiès.
waaw loolu ñi ma jege woon xamoon nañu ne doon naa nekk candidat parce que lu toll juróomi at a ngi nii may waajal sama bopp pour maire yi Thiès bi ndax lu ma ko gisee ak lu mu doxee ñi nga xamante ne miin nañu Thiès xam nañ ne Thiès bu ñu doon tabax ak Thiès na ñu bëggoon mu mel wute na ak Thiès bi am léegi. Thiès booy dem place de France ñëw fekk mbaam yi dafa doxantu ñëw fekk place de France nekk léegi marché ngay dox Thiès fekk ay poul mbalit yu tegu ci buntu ci mbedd bi. ngay dox Thiès fekk ay nit yoo xamante ne dañuy fay ay saret pour ñu leen di jëlal seen mbalit. dox Thiès boo xamante ne la fa amoon sa ay terrain ñu ngi koy dagg di ko séddale si ay nit yoo xam ne si seen biir la yem. ngay dox Thiès yoo xamante ne extension Thiès bi ay yenn nit ñoo siy profité ay nit ñooy tëju séddale terrain yi bàyyi ñi ko soxla ñi amoon di amaat ñi amul mosuñoo am terrain fekk Thiès boo xamante ne ay garab la woon yu bëri nga xëy ñu dagg garab fii dagg garab fële nekk Thiès boo xamante ne contentieux foncier yi amul ci benn boo xamante ne am na limite. dëkk bi yëpp ñu bëgg ko sotti mbalit ñëpp di jaayandoo ñëpp defandoo du Thiès boobu la ñu gisoon. mu jë toll nag jamono joo xamante ne Thiès am ay enjeux yu bees Thiès léegi ville universitaire la mosu koo doon léegi. mu ne une grande ville universitaire Diamniadio jege si ñu dëkkoon Dakar di commencé dëkk ci Thiès aéroport bi jege si ñu dëkkoon fii di ñëw fii. donc li même li location yombi woon Thiès mi ngi commencé di gën di cher ndax ñeneen ñi ñëw dugg ci biir dëkk bi. donc boo tollee ci dëkk mu mel noonu. bu boobaa da nga am beneen implication xam ne sa implication personnelle lay doon. may faral di wax souvent ñi may nekkal ne dëkk moom ñaar rek moo koy yàq ku mënul di def wala ku mun banque ay loxoom ñaar rek ñoo yàq dëkk ñoom ñaar ñëpp amu si kenn ku ëpp responsabilité keneen ki. man yàlla moo def si suma parcours yëpp ñu waajal ma wala le hasard waajal ma ci gestion wu ab dëkk naka la ñuy gérer dëkk naka la ñuy téye dëkk naka la ñuy transformer ab dëkk. moo tax jàppoon naa depuis très longtemps ne man kat bëgg naa essayer bi yoon mu jëm ci Thiès. dañu amoon sax ay symbole Thiès nga xam ne boo doon xool carte postale Thiès. monument Pa Ibra Tall bi nekk maire yi nga xam ne moom la ñu def noonu mu mag nekk ay carreaux monument boobu Pa Ibra Tall mi ko defar boo duggee tam Nations Unies New York li ngay jàkkaarloo si cité Sénégal mooy toilu tableau Pa Ibra Tall donc loolu bu amee nag ñun ñu jël ko ni bàyyi ko muy dégradé wu mbaam yu di ko wër ñu def ko ay jaaykatu sandwich ak ay yooyu nekk fa c'est que dañoo xamul lu ñu am xamuñu dëkk bi nañ ko war a téye am na ñoo xamante ne tey boo leen yeewoon ko mel ni Senghor wala nga dem yee ko mel ni Ousmane Ngom wala nga mel ni ko mel ni Jean Collin ñëw leen ne kaay leen xool seen dëkk nu mu mel dootuñu xàmmeete dëkk bi nu mu mel parce que c'était une ville boo xam ne dañ ko préparé woon à une urbanisation moderne planifié ko très tôt dagg ay yoon yu yaatu très tôt defal ko ay garab très tôt defal ko ay places yoo xam ne yëpp dafa am fu ñuy daje. je pense que ginnaaw peut-être Touba nga xam ne noonu lañ ko sànce si wutu jumaa ji Thiès moo fi am tam dëkk bu xaw a mel noonu. bu am mën a am prétention d'une bonne planification urbaine. donc yeneen ñi nag affaire politique la woon xëy na nit ñi doon wax loolu mooy bu ñu nekkee ci ab coalition. ñu dem ba coalition bi jubóowuñu ku nekk war a demal sa bopp ma ànd ak ñi ma àndal. ñu dem wutali sunu bopp. ndax loolu aussi mooy responsabilité wu homme politique. voilà ñu di leen fàttali rek monsieur le maire bokk na ci ñuy xëccu mairie ville bu Thiès ñuy wax ni lan mooy dañ lay laaj lan mooy sa programme ci mairie bi bés boo ko jotoon. lan moo njëkk a nekk sa programme depuis un certain temps dama commencé di hésiter di ko wax. ndax dafa mel ni dañu bëgg a transformer bureau d'étude lu ñu tudd rek bu ñu xëyee ñu commencé ko appliquer ci biir dëkk bi même état bi loolu la may def parce que Macky Sall même on a un contentieux parce que moom damay tudd affaire élection yii di ñëw ak réforme mu defoon 2016 su wàllu constitution bi. rek mu dem changé waat indiwaat poste premier ministre. mu mel ni man lay tontol teel te vraiment tollu ma ci niveau boobu. dama doon expliquer juste rek. naka le fait que mu dindi poste premier ministre. naka la arrangé opposition bi. mu dugal réforme institutionnelle bu bees. changé waat constitution bi indiwaat poste premier ministre. jamono yi si ginnaaw tam lay toog ma ne waaw ñun ñi nga xam ne ñoom la ñu am sa dëkk bi te ñu leen di tiitaroo. waaw jot na nag mbedd yi si dëkk bi ñu tudde leen ko tudde leen école yi tudde leen gaaru ceey tuddoon ko mel ni Mayoro Fall tudd ko mel ni diw ku mel ni diw
ma xëy suba ñu commencé appliquer même politique boobu bu yàggee nag damay mujj téye sama xalaat ak samay gis-gis parce que bu doon sax dañ koy appliquer nu ñu ko waxee appliquer sax du ma ci am problème waaye ñi ko appliquer yëpp dañ ko appliquer yàq ko tey boo duggee si biir koñ yi ñu ngi indi ay tension yu bëri ci wàllu nuñ lu tax ñu tuddee kii lu tax ñu tudde ne ñu tax ñu tudde ne alors que lu mel noonu dafa am sensibilité boo xamante ne mënut a procéder lu dul ab concertation ak ñi ko séq boo ko defulee rek au lieu nga indi ay nit ñi ñu booloo si l'essentiel da ngay tas dëkkandoo yi famille bii na lu tax tuddewoo sama maam kii na lu tax tuddewoo maamu diw kii na lu tax tuddewoo sama baay defoon donc dafa am aussi nu ñu koy defee moo tax mooy hésiter de plus en plus di ci wax waaye am na ay rëdd yoo xamante ne rëdd nañ ko waaye ñi tamit gis naa sax tey beneen adversaire bu ñu am keneen ki wut maire bi boo ko laajee lii sa programme mun a Thiès ville verte alors que Thiès ville verte sama programme la boo xam ne ñun ñoo ko tëgg ñoo ko waaj depuis 3 ans ñu génne ko ci presse bi boobu tam li ma ci wax mooy li ñu tudde sax Thiès ville verte loolu du Thiès ville verte ne damaa bëgg a tabax dëkk boo xamante ne dootul amati soleil garab koy muur fu nekk parapluie garab fi nekk loolu nag bu amee si dëkk bi ñëppay dee de dëkk bu amul soleil moom ñëppay dee parce que ñun on a besoin du soleil pour produire vitamine D. boo gisee ñun ñii Covid bi sonal ñu jant bi moo tax donc soxla wu ñu muur dëkk. loolu symbole la xam nga boo demee tey Toulouse dañ naan ville rose Thiès mën nañ ko tuddee ville verte effectivement garab am na ci waaye affaire économie verte la c'est des emplois verts. c'est en fait ay les nouvelles technologies li nga xam ne ñoo gën a conforme ak les questions écologiques yu posé wu dama bëgg tey xale yi di liggéey ñu créé li ñuy wax emploi vert c'est-à-dire nekk ci garab yi di liggéey nekk ci éclairage public di ko changer ñu bañ a cee def lampe yi nga xam ne ay sodium la ñu indi ay LED nga xam ne c'est 45% d'énergie def ci économie circulaire ko defaat recyclage defaat un système moderne de gestion des ordures yu mel noonu lay wundu du sax defar moo ci am solo mais li ci am solo mooy le fait que ñu indi Thiès mu am perspective bu bees perspective bu wutal xale yi liggéey bu bees. parce que suñu pari ñun mooy dëgg la ne dëkk di jàppale ñi amul ak néew di doole baax na nañu xëy suba nañ def secours kii amul ñëw indi kii na amul ñëw indi kii na amul ñu def ko nag wàllu bu démocratique. waaye bul seet rek ne man fii laa dëkk kat ñooñu laa dëkk noonu loolu mooy sama électoral. su ma joxe secours naa ko joxe ñooñu. loolu baax na dimbale ñu mënul baax na. waaye li gën mooy fexe ba dëkk bi am liggéey yu bees yooyu sanc yooyu créé ba xale bu ne mën a am liggéey ci liggéey yooyu loolu la ñuy woowee IMO projet haute intensité de main d'œuvre. maanaam kaa leen ñu xëy nañu nekkat ñun buntu tableau commune ba fële Thiès noonu Daral Pël ba mairie place de France nañu defar lépp pavé mu bañ a tee am suuf nañ ko defar planification boo xamante ne day am ay jet d'eau day am ay statue day am ay places yoo xamante ne artistes yi ñoo ko moom day am leneen ak leneen ñu ne nu ñu koy defee ñu ne nañu woo xale yi dëkk ci biir dëkk bi ñu jàngal leen nu ñuy defee pavé bu ñu ko jàngee pexe ñu jàngal leen nu ñuy tegee pavé boo xëyee nga jël 200 xale teg leen foofu ñuy xëy di pavé di ñëw di demaat bu boobaa di nga def ñetti yëf yaa ngi defar dëkk yaa ngi booster économie parce que entreprise dina jot xaalis si dëkk bi waaye ñetteel bi tamit yaa ngi fexe 200 xale yooyu ku nekk am salaire bu muy yóbbu këram waa kër ga di si suturloo moo gën a conforme ak dignité moo gën a conforme ak suñu gis-gis dina taxit koo ko joxit mu am fierté wu ne lii kat sama ñaq la xale yi dañ leen jàngal ñu am ñaq ñaareel bi mooy aussi dafa am ay métiers yu bees ñun dëkk bi lu yàq dëkk bi mooy ñëpp bokk lu ñuy def ñëpp ñoo bokk lu ñuy def loolu la ñuy dem seeti jigéen ñu doon seeti mu am kenn ku nekk ci benn avec ne ñun kat leen rek la ñu xalaat mooy il faut ñu former ñu ndax ñun ñëpp leen la ñu jàngal dafa eau de javel ak transformation produit local donc ñoom ñëpp bu ñu koy defar ñoom ñëpp am nañu produit waaye amatuñu kuy jënd ndax ñëpp jaaykat la ñuy doon benn jigéen vraiment ay cette réflexion pertinente là moo tax ñu ne nag loolu tam moo fi xew dañoo xëy suba dëkk bi ñu ne léegi mburu mooy dox ñëpp ubbi kiosque mburu ñu xëy ñu ne waa léegi kii mooy dox Orange Money ñëpp ubbi Orange Money ñu ne waa léegi Wave mooy dox ñëpp ubbi ñu ne télécentre ñëpp ubbi télécentre bu ñëpp ubbee doon ñëpp daanu tey foo dem nit ñi ubbi nañu balu fëgg jaay di jaay wala ñëpp a ngi ubbi station de lavage yi station de lavage nga xam ne ñëpp dañuy raxas oto bu yàggee économie du dox parce que malheureusement li ñu deful si dëkk bi mooy jàngal xale yi métier souvent xale yi amuñu métier
ku nekk génn na fac dem université def ñaari at ñu bëri dañ siy cartouché parce que taux de réussite bi 7% la ñu dellu soit si biir dëkk bi ñu am chance jàll concours ñeneen ñi nekk courtier ou wala mairie wala impôt wala service des mines ñeneen ñi ko amul nag dañuy toog si biir kër yi bu ñu toogee ba yaay même mu jënd ndékki sonal la nga ne wuti loo teg si mbedd bi jaay commencé ñaari sous-vêtement ñetti sous-vêtement yenn saa nga def lii def la ñëpp commencé di jaay alors dëkk mënut a doxee si jaay kese jaay produit bu dee da ngay produire nag li ngay jaay yaa ko produire boo boobaa dina yomb moo tax ñu ne leneen li ñu amoon si njëriñ si dëkk bi mooy nañu mettre en place une école des métiers et de la maintenance nga xamante ne li nga xam ne mooy métiers yu bees yi frigidaire bu yàqu nu ñu koy defaree auto électronique bu yàqu nu ñu koy defaree machine forage yi nekk si biir dëkk bi nga xamante ne yëpp a ngi yàqu te amuñu fenn fu ñuy jàngee les techniques de l'eau les métiers de l'eau amul fi kenn amul donc yu mel noonu nañ ko jàngal xale yi nañ leen jàngal lu ñuy defee solaire naka la ñuy entretenir solaire naka la ñuy def ba tey bu nit lampe solaire yàqoo ñu mën ko defar frigidaire yu bees naka lañ koy defee tey ñun ñëpp auto électronique yaa ngi si buntu kër yi paan mais jàngaluñu kenn naka lañ koy def donc bu ñu créé métier yu bees yooyu ba mu jeex xale yëpp dem jàngi si ku nekk dina am métier bu mu suturloo dina am métier bu mu jàpp ci defar dëkk bi jàngale aussi les techniques métier de la maintenance parce que lu ñu defar Sénégal rek ñaari at lay def lépp yàqu amul suivi parce que nous n'avons pas de maintenancier jàngale les sciences infirmières pourquoi parce que tey hôpitaux yi boo ci dem rek da ngay gis ay aides-soignants ñu recruté ñuy ay jàmbaar loolu nag soo demee sax mujj gi hôpital bi seen loxo lay mujjee waaye ñu ci bëri bu ñu fay dugg femme de charge lañ leen jële woon ménage lañ ñoon def ñu toog ba yàgg infirmier ñëw ñu ne kaay jàppal ma plateau mu def lii mu jàpp mujj gi mu doon aide donc ñooñu tamit nañu wut école bu ñu leen ubbi ñu dem jàng ci biir école boobu bu yàggee nañu dem ba dëkk bi ñu am ay sages-femmes yu bëri am ay infirmiers yu bëri ay infirmiers supérieurs ak yeneen lu mel noonu laa bëgg mu am ci dëkk bi buntu bi nag mooy tey nit bu jóg di investir si ab dëkk ñaar la fay wut ndax dëkk bi am na jàmm ndax xaalis am na xaalis moom mi ngi circulé fépp si àdduna bi benn différence rek moo mën a am mooy ndax dëkk ba am na main d'œuvre qualifiée ndax am nañu jàng métier boo xamante ne tey boo soxlawoon ay tourneur boo leen fekkee nañ leen fekk soo ne damay def foofu ay bâtiment ay HLM ak ay cité yu bees ñu ndax am nañu ay plombiers yi doy ndax am na ay électriciens yi doy ndax am na ay ba mu jeex donc boo leen formé ba nit ki xam ne su ma demee foofu kat li may soxla si ay ouvrier dinaa ko fa fekk boo boobaa mu ñëw dina ñëw danaa kañ kon su may ubbi Eaux-de-Javel naa ko yóbbu Thiès parce que fa la ñuy formé nit ñi may soxla yenn saa yi sax nit ki dina ñëw ci dëkk boo xamante ne xam na ne amu fa waaye comme am na école de formation mu ne man dinaa ko yóbbu samay nit su ma demee ma formé leen li xew Sénégal tey moo ñu yàqal gis nga tey chinois yi boo leen joxee marché dañuy indi ay chinois yi ñëw di ko liggéey si fii parce que fekk ñu fa ay ouvriers qualifiés donc ñun dañuy tabax ay infrastructures mais on produit de la croissance dans les pays étrangers tey lu ñu fi def yëpp terre bi ban njëriñ la ñu amal dañu am terre waaye problème bu ma régler ay problème français la usine bu doon waaj a daanu ñu def ko ay employés français yu dem foofu donc croissance su ma waroon a produire si biir dëkk di ko produire fii France la koy produire tali yi ñuy defar fii tey nga xam ne bii chinois yee ko defar ñoom ñoo koy defar donc ñun économie chinoise la ñuy développé suñu économie bopp parce que simplement pendant très longtemps benn wala ñaari entreprise sénégalaise ñoo fi mënoon defar tali te defar tali wax na métier la bu ñuy jàng donc nañ ko jàngal ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci biir réew mi ba nga xam ne suñu xëyee ñu ne suñu première année kat dañoo bëgg a defar 100 kilomètres de route à Thiès bu ñu koy joxe nañ ko jox entreprise bu dëkk Thiès parce que fekk entreprise am na formé nañu ay nit si métier bi mais amul fenn fu ñu koy jàngee on forme juste des ingénieurs mais ay cadres intermédiaires ay techniciens supérieurs on ne les forme pas moo tax suñu perspective du perspective kaay nekk maire kaay na Mara nekk maire fii na Cheikh Tidiane Mbaye nekk fële na Sala Dieng nekk fële wala Moussa Tine na nekk maire de la ville loolu c'est une toute petite ambition parce que loolu wuti tour la ak wuti titre li am solo mooy nga nekk si position boo xamante ne suba di ngay ne dëkk bii kat fii laa ko fekkoon bu ma ko fi jëlee fii laa ko yóbbuwaat loolu nag gëj nañ koo am depuis Ousmane Ngom c'est pas parce que na doomu dafa nekk si suñu liste de waaye loolu mooy dëgg ñeneen ñi fi nekk ñëpp dañoo amoon position ci état bi profiter seen position ci état ku mel ni Idriss Seck bu muy def Thiès dara premier ministre la mu ñuy ubbi programme comme premier mu dëkk Thiès gàcce nga laa ba nag moom de mu ne nañu commencé sama dëkk ñu ñëw def ko fii tey société dëkk yi boo fi gis rek ay programme état la ñu indi ñëw
di ko appliquer si sunu ay Promoville ak ay yu mel noonu yëpp état moo def injecté xaalisam. mais à partir de nos propres ressources naka la ñuy def d'abord ba développer suñuy ressources bopp. développer suñuy impôt fexe population yi di nangoo fay seeni impôt bu ñu ko fayee ba pare ñu jël ko liggéeyal leen ci ñoom ba ku nekk tam foo nekk sa àq ak sa yelleef nga jot ko ci. c'est ça le challenge majeur qu'il faut relever. waaw Moussa am na foo jeexalee léegi da nga wax lu am solo en tant que. dama jeexalal maa damay tàmbali fi nga tàmbalee woon ba daal di koy tëj mooy lijaasa yi nga am yëpp lan moo tax nga bëgg a dellu si waa Thiès pour nekk maire ville bi. alors moom lay wax tout à l'heure d'abord il faut savoir ñaari yëf. dëkk bi dafa ma sa intéresse man nekk naa nawetaan pendant longtemps waaye nawetaan dafa di milieu de clivage ak xëccoo adversité. waaw ba may jógee nawetaan laa amoon ambition ne damaa bëgg defar dëkk bi boo bëggee ne da nga bëgg a nekk maire dëkk nga dëkk tund wi fii war a fubal ak waa Walidaan dootuñu la gisati Moussa Tine dañ ñaan seen adversaire tund wi nga. waa Mbour 1 yi boo duggee seen koñ sax nga dëkk tund wi ñuy xëccoo boo fa duggee naan kii moo indi woon xon yi ci biir koñ bi bu gisoo leen ko mbuus bu mu weex woon di sotti moo tax il faut à un certain moment se détacher de ces classes moo tax ma bàyyi woon ne léegi damaa bëgg a wuti leneen loolu mooy li jiitu ñaareel bi it mooy toog naa lu yàgg Thiès ma xaw a mel ni ko banque samay loxo du dara parce que ñi fi jaar yëpp nekk maire dama amoon relation personnelle ak ñoom ku mel ni Diatara vraiment c'est mon jeune frère nit ku ma naw la ku ma dajeel fekk na ma université am nañu relation couleur yu bëri yoo xamante ne dañu koo seq bu mu nekkee maire vraiment je voulais pas le gêner je lui ai dit que lu ñu seq naa yow man jomb naa di la gêner si sa gestion moo tax kenn santi ma ginnaaw gi taala si laa tam ñëwaat nekkaat tam ci maire bi moom it wax nga sa fàttali nga sànq suñuy jaar je voulais pas aussi le gêner mais bi ma toogee maintenant ne ba gis niveau de dégradation bi am ci Thiès kenn personne ne se retrouve kenn gisatul boppam ci maire yi amul kenn ko satisfaire de la boo xam ne boo ko laay na am satisfaction sur suñu gestion maire yi ma gis tam potentiel u Thiès gis Thiès lañ ko mën a transformer lañ ko mën a def et c'est ça le problème des hommes politiques ñoo fi dégg ñuy wax yëpp gisuma fi kenn ku ma wax ne man ka damaa bëgg fii ak 20 ans Thiès mel nii personne n'a de vision pour Thiès personne n'a de perspective pour Thiès personne n'a de programme pour développement de Thiès chacun a un plan de carrière son plan de carrière mooy il faut ma nekk maire Thiès en démocratie et en politique il ne doit pas y avoir de plan de carrière loolu laa jubawul ak nit ñi moo tax il faut que à un certain moment ñi nga xamante ne mën nañu wala xalaat nañu ne mën nañu wala am nañu programme nañu ñëw dugg ci géew bi def ay propositions moo tax depuis le départ ñun bëgguñu xasante bëgguñu waxante ak kenn la seule chose bi may wax ñëpp ma koy répéter mooy benn ku ñu gën a mën na ñëw ñu bàyyi ko su amee ko ñemee taxaw ne moo ñu gën a mën na ñëw wax ne moo ma gën a mën nag su amee koo xam ne gën nañu set loxo na wax ne moo ñu gën a set loxo ñu bàyyi ko mu def su amee koo xamante ne moo ñu gën a baax programme def ko mais jusqu'à présent personne n'ose le dire parce que souvent sax nit ñi amuñu programme dañuy seet lu dégg ni lu ñuy wax rek ñu ne moom suñu jógee dinañ ko def te souvent lu ñuy wax dañ koy def sax mënuñu koo def ou yoon mayu leen ko pour ñu def ko ou objectivement bokkul ak li nga xam ne moom moo méngoo ak Thiès. je vois même des gens qui disent que dañoo bëgg a def solaire ci biir tali yi solaire ce n'est pas bien gis nga bu ñu defee solaire fii rek ci dëkk bi dañoo mujj dagg garab yi parce que solaire il faut que plaque bi di jot le soleil donc il faut que pour chaque zone mu am loo xamante ne moom lañ méngoo solaire am na fu mën a am Thiès mais souvent solaire àndul ak garab yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi donc il faut vraiment que qu'on soit sérieux aussi si proposition yi def di ko étudier di ko waajal sa bopp waajal ñu bëri tey boo leen yóbboon ci ab maire yi ils mettront peut-être 1 an pour comprendre déjà cette mission xam fu ñuy jëm moo tax ñun du ñuy investir ñu jël loolu en charge nous sommes vraiment la liste benn bi nga xamante ne moo mën a gagner benn mais la deuxième chose aussi nous sommes la liste bi nga xamante ne mën na apporter les changements yi nga xamante ne moom la Thiessois yi di xaar si seen dëkk et ça on le dit très clairement on est prêt ku ñëw rek nañu ne suñu programme ñu ne ko suñu bos ngi ne amul ku mën a ñëw taxaw nañu moo ñu gën a baax programme wala moo ñu gën a baax vision si biir dëkk bi du jaay suñu bopp mais on a regardé xool nañu xam nañu aussi lu ñu daj pour construire programme boobu xam nañu aussi lu ñu daj pour def état des lieux yi nga xam ne moo nekk Thiès xam nañu aussi la première année
année bu ñuy nekk mais qu'est-ce qu'il faut faire la deuxième année naka la ñu def xam nañu aussi fu ñuy jëlee xaalis pour def ko xam nañu aussi li def pour yokk mobilisation des ressources yi am Thiès xam nañu def aussi pour fondre le budget de Thiès defaat ko beneen façon bu bees xam nañu def pour renforcer les investissements yi nga xam ne moo war a am Thiès dépenses yëpp waja dem sa ay dépenses de fonctionnement jënd craie jënd bic jënd rame de papier jënd machine fay ay salaire tout ça on sait exactement ce qu'il faut xam nañu aussi naka la ñuy def bu ubbi Thiès sur la coopération décentralisée fexe ba nga xam ne am na ñu fi nekkoon déjà am na ñoo xamante ne bëgg nañoo ñëw ñu indi leen xam nañu tam ñi ñu bëgg a ñëw bu ñu ñëwee aussi fan lañ leen bëgg a utiliser donc on sait vraiment fan la ñu bëgg a yóbbu Thiès xam nañu nu ñu koy defee xam nañu fu ñuy jëlee moyen pour def ko ci kaw moyen boobu nga wax lu am solo la nga jàpp ni parce que actuellement dañuy gis ni Thiès dafa lëndëm Thiès yëpp dafa lëndëm fan yi la xaw a leer muy lu ñuy jooytu lu askan bi yëpp di jooytu campagne bi ubbee voilà ñaareel bi mooy est-ce que damay ñëwaat ci li nga wax léegi ni buvette yeeg yooyu espace amatul Thiès est-ce que du ni ko te booy xool lu ci ëpp mairie ville bi la espace bu daan am def nañ ko luye nañ ko nit ñu def ci ay jours wala leneen xaalis boobu est-ce que jàppoo ni aussi mairie bi dafa amul ay fonds moo tax mu exploiter koñ yooyu wala yenn kii yi nga xam ne des na yenn surface yi des luye ko ay nit est-ce que tey yéen bu ngeen toogoon surface yooyu ñu luye ay nit muy ay nit yoo xam ne individuel ñu def ko resto wala leneen est-ce que tey pare ngeen pour dindi ko def ko ay espace yoo xam ne nit daañu fa féexlu wala sax leneen di fa am. La place de France va être totalement une place très piétonne d'ailleurs il faut dire quand même les choses clairement maire yi du jaayante carrément lebal place boo xam ne ñëpp a ko bokk gis nga rupture d'égalité baaxul place de France dafa di place mythique bu nekk Thiès ñu def si ay investissement yu bari terrain la woon terrain dispensaire la tuddoon parce que ab dispensaire Thiès fa la nekkoon ñun ñi ñëpp bu ñu nekk xale fa lañ doon ñaqoo ji alors mu nekkoon terrain dispensaire waa ASCA doon fa football ñu dem ba benn instant ñu ne ñu doon fa entraîner ak Malick Kéré ñoo fa doon entraîner ñu xëy benn jour nañ ko aménager ñëpp jot si biir place bi on a mis des investissements lourds foofu mais bu ñu koy def c'était pour waa Thiès yi mën a am épanouissement si foofu ci biir place yi mu am benn lieu de rencontre bu Thiès waaye di nekk pourquoi ñun ñëpp ñu war a bokk benn place ñun ñëpp ñu jël place bi luye ko Ablaye Dem mi mu dem def fa buvetam di ko jaay di def benn kii c'est ça le problème je dis pas qu'il faut pas le faire mais il faut ouvrir booy def dara tam da nga koy aménager mu am ay investissement méngoo na ak li nga xam ne moo tax place bi jóg donc ça c'est la première chose la deuxième chose mooy maire yi dafa am nu ñu wute alal dafa am nu ñu wute xaalis si ab maire yi c'est-à-dire ñàkk xam-xam ak xalaat mooy tax nga jàpp ne man kat su ma luwee lii dinaa am dara te souvent li nga ciy ñàkk moo ëpp li nga ciy def réflexion sur les recettes rek yow dafa jox y a des techniques pour mobiliser les ressources bi Mamadou Diop di nekk maire Dakar ba muy ñëw dafa am fu mu fekkoon recettes yi ba mu ñëw am na nu mu def ba yokk recette yu maire Dakar mu jóge fa nekk 14 milliards ñu xëy naan Diop la maire loolu possible na fii Thiès surtout que am nañu ay sancaan yu bees am nañu benn cadastre fiscal bu bees am nañu lu bëri loo xamante ne moo fi nekk waaye loolu bu ko nit xamule mënu koo xam wax nga léegi ne Thiès dafa lëndëm dëgg la Thiès dafa lëndëm lool dafa weesu sax lëndëm loolu gis naa ñu taalal ay lampes yoo xam nga gëjoon na tàkk depuis très longtemps gis naa fa amoon ay poto ñu defaat fa ay poto yu bees gis naa lu bëri ci biir dëkk alors que tey y a des possibilités pour transformer totalement la ville de Thiès yóbbu ko en LED. man def naa ko si ay dëkk def naa ko ci ay tali yu nekk Dakar yoo xam ne changé nañu totalement lampe yi def ko kii et ça lu ñuy yaakaar sax na noonu la seerewul noonu. ñàkk gis-gis ak ñàkk vision ak ñàkk xam ne loolu mën naa nekk moo ko indi ci biir dëkk bi. il est même possible même poto yi fi nekk kenn du changer dara mais transformer toute la ville et ça je vous le dis dès la première année bi ñuy nekk à la mairie on va justement transformer totalement la ville de Dakar. Ça va passer du sodium au LED. Le solaire am na fu ñu koy prévoir mais sur les kii là on va aller ci LED. Thiès ville verte c'est aussi ça mooy que naka la ñuy fexee ba nga xamante ne dès la première année facture d'électricité bi ñuy fay wala état bi di ko fay à la place de la mairie baissé de 45%. C'est ça le LED c'est ça qui change ak boo indee ab LED ci biir dëkk bi. donc xalaat la gis-gis la aujourd'hui affaire bi nekkul ci xëccoo
ci lële il faut juste avoir ay nit yu nangu xalaat nangu gëstu nangu seeti lu am feneen et puis am volonté indi ko ci biir dëkk bi. monsieur le maire li ñuy jeexalee ndi rek mooy li nga xam ne rek damay ne suñuy maam suñuy maam daan nañ ko wax buñ daan fal maire dañuy ne dinañu may ay terrain du ma wax sama yaay parce que jamono sama yaay loolu amatul actuellement loolu amatul ndax mën nañoo xaar tey bu ñu ne Moussa Tine nekk na maire de ville est-ce que loolu mën na amati daggal yenn nit yi xool ñi amul dara dëkkuñu fenn ñu may leen terrain est-ce que loolu mën na nekkati. mais loolu moo jaadu xam nga li nga xam ne moo yenn woon maanaa mooy maire bi xëy na damay joxe ñaari yëf yoo xam il faut les dénoncer vigoureusement. li ñu def fii Mbourkat lu ñaaw la nit ñi nag xamul tax mu ñaaw. gis nga la loi. defuñu ko pour mu punir ay nit. la loi dañ ko def pour protéger. ay nit nekk fii Mbourkat ñu jox leen ay terrain moo xam fu ñu ko jëlee ñu tabax terrain yi kenn waxul leen dara ñu yóbbu fa ndox kenn waxul dara ñu yóbbu courant kenn waxul dara bàyyi ba ñuy waaj a dëkk nga dem tëj loolu baaxul. bu dee naruñu faa dëkk boo gisee ñuy muul yegg fa neen arrêté leen. la ñu def ay gendarme jël yóbbu foofu pour ñu dem toj bañ fa yóbboon ay gendarme kenn dafa tabax. et on oublie que c'est l'épargne nationale la ñu toj. c'est de l'argent qu'il y avait dans les banques yu nekkoon dans les circuits économiques moom la ñu jël toj. donc c'est même une raison de récession économique pour la ville de Thiès mais ça tout ça les gens n'y réfléchissent pas duñu xalaat loolu. ñaareel bi it ñu xëy benn bés ñu ne kat dañoo joxoon ay nit ay terrain ñooñu tabaxuñ ko ñu jël terrain jël ko séddu ko seen bopp loolu aussi lu ñaaw la xëy na ka jël terrain ca tabaxu ko sax yoon sax xëy na mun na wax nañ ko nangu waaye bu ñu nangoo terrain ba pare nañu xëy bind communiqué ci rajo bi ne am na ay terrain yu ñu nangu ci biir dëkk bi ku ci soxla ñëwal mais nga bind sa bopp ñu seet ñi koy yelloo ñu jox leen ki loolu moo jaatu waaye jël ko yéen ci seen biir en vase clos kenn xamul ban type lañ ko nan nañ ko defee ay nit ñëw séddoo ko ci loo xamante ne kenn jëgu ko loolu c'est normal bokkul ak transparence bu ñuy woote en matière de gestion moderne des affaires de la cité mooy deuxième chose troisième chose tamit gis nga bu ñu la xëyee ne la maire bi dañ fi détourné 100 millions wala dañoo jël ay terrain wu Thiès jaay ko ci lu jaaduwul ay nit di jaay xam nga maire moom mënut a jaay terrain waaye ñëpp koo laaj mën dafa jënd terrain mais yoon mayewul jaay terrain dañuy joxe terrain dañ koy maye terrain dañuy maye terrain alors boo dee ñu dañoo jaay terrain wala dañuy détourné problème bi nekkul si loolu problème mooy loolu naka la mën a possible gis nga yooyu aussi dañ ko booleegul si sunu ay gouvernance ñun ñi nga tey boo demee dëkku tubaab yi bu élection jotee dañuy ñëw seeti seen mbokk africains yi fii ñu leen di ñu may leen xaalis bu ñu demee campagne xam nga lu tax parce que procédure yu ñu tëral seen réew mayul benn président mu tibb ci budget pour def campagne loolu aussi mën nañ ko def suñu dëkk yi nañu def manuel de procédure def ko délibération conseil municipal maire bi jël arrêté d'application ñu wax waa ñëpp ne léegi terrain bu ñu joxee ci Thiès procédure bii lañ koy joxe fii ngay aw fii ngay aw fii ngay bu ñu nee nañ commencé ci publicité fexe nañu ba waa kër Massamba Gueye léegi rattaché nañ ko ci mai ci mai parce que loolu si objectif yi la bokk. fexe ba nga xamante ne fii ba autoroute à péage lépp lañ koy rattaché si ville bi si objectif yi ñu war a dox tey ñun si la bokk. jaaduwul liy wër Thiès ay communes yoo xamante ne sori nañu moom suuf soo xamante ne ña fa dëkk bu ñuy seen vote si biir Thiès dañ koy comptabiliser. nañu fexe ba suufee bokk ci biir commune de Thiès. bu ñu koy joxe suba première chose na doon publicité. mairie bi kat am na tant d'hectares ñuy séddale. tel nombre de parcelles la lay toll. ku bëgg demal déposer fii. am na commission bu ñuy mettre en place commission yi moom mooy seet ne lii la bu ñu pexee ñu déposer yëpp ñu jël ko yóbbu cadastre. foo dëkk man kat fii laa dëkk Mbour 1 laa dëkk numéro tel ñu ne kii kan la Pape Diop non Pape Diop seen am nañu terrain fa la dëkk. lii mooy woon kii donc Pape Diop mënut a am on l'enlève. am na kii kan la Ablaye Dem kat bàyyam fee la dëkkoon ñëw na fii bàyyam fi la nekkoon tribunal am nañ fi kii Ablaye Dem mënut a am kër. kan la Philomène non Philomène kii doomu Ousmane Ngom la ñoom ñoo am moom kër gi nekk fe donc du priorité mais kan moo warul am Moussa Tine yow amuloo terrain de yaa ngi gis dëkk waaye amuloo ko nañ jox Moussa Tine nañu jox kii wala ñu ne Moussa Tine yow kat waroon ngaa am. waaye au moins yow yaa ngi daan sa doole. waaye kii nga xamante ne moom. liggéeyul deful dara te mu ngi dëkk seen kër nee na njaboot gi kër gi dem na ba yaatu xalatuñu fa nañu jox kooku Moussa Tine yow yaay ñàkk.
nañu def noonu commission bu ñu si tollee ba bay ne kii kat quartier bi dëkk bu ñu koy woo waa chef de quartier bi ñëw toog ne waa kii de wax na dëgg bu ñu ko joxee kat baax na parce que seen kër kat nii la demee nii la demee nii la demee daf fàdd ko ñu joxe ñëpp am boobu boobaa du ñu jël alal ji ñëpp bokk di ko jox toujours les mêmes personnes. bu ñu xëyee suba teel ne Moussa Tine kat jox nañu dañuy def délibération pour joxe terrain ñu ne jox nañu ñetti terrain na la indil ñetti carte d'identité nga dem indi sa ñetti carte d'identité ñu jënd pour tur yooyu su ñooñu nga ñëw seeti Ablaye dem ne ko man kat damaa am tey doo ñëw ma jaay terrain nga ne waaw mais dil la de 20 millions laa la koy jaay mu ne waaw dama lay jox 10 millions bu génnee sama tur ñu jox la nga jël délibération jox mu delloo la sa 10 millions. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour les terrains. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut pas que dëkk benn caste politique rek di jël ñëpp en otage. C'est pour ça que dans la gouvernance que nous proposons aussi on met en avant les principes de transparence. Moussa lan ngay tëjee. di la remercier d'abord si sa vote yow parce que yaa ngi may woowee déjà monsieur le maire. Monsieur le maire. ñaaral bi aussi di wax Thiessois yëpp ne neen nañu weesu la simple compétition politique diw laa faral fajul sunu soxla ñun ñëpp fajul sunu soxla ñaar téeméer wala ñeenti téeméer ñu lay jox fajul tam soxla xam nga dañuy wax souvent ne ñun malheureusement sénégalais bañu ñu ko sàcc alalu réew mi lu ñu bañ mooy ku ko sàcc te mayoo ñu ci donc il faut vraiment que loolu aussi ñu bàyyi ci xel nañu ubbi suñu ay bët nit bu lay may benn ñaar téeméer après toogal la 5 ans yoo xam ne da ngay toog di ko jooytu ba 5 ans yi jeex dëkk bi amul ambulance dëkk bi amul ay structure de santé école yaa ngi daanu école yaa ngi yàqu dëkk bi yu bëri na délabré na dëkk bi loolu amalul kenn njëriñ bàyyi leen nit ñi ñu nangu koo liggéey seet la ñu ko nangoo liggéey ku ne la nga si sa sañ-sañ nga jot ko si ku ne la nga si yelloon nga jot ko si nga xëy suba teel dama bëgg dans quelques années ku nekk xëy am fierté na man Thiessois laa c'est-à-dire ngay xëy suba fekk ñuy defar dëkk ba yow sa bopp da ngay bëgg a bokk si ñu transformer dëkk bi nga xëy dëkk bi xam ne kii sa dëkk la parce que mbedd bii ki ñu ko tudde kat sama wasila la sama nit la sama maam la sama lii kii kat mérité nañ tudde ko lii parce que si Thiès la dëkkoon ñu delloo njikkal ñu ko moom seet ñi nga xam ne ñun ñoom la ñu gëm ñoo nekk suñu xol yi ñoo tax ñuy jóg di yëngu tous les jours ñooñu bu ñu xëyee ñëw gis seen tur si dëkk bi Serigne Babacar Sy Serigne Saliou Mbacké Mame Cheikh Ibrahima Fall Mame Diarra Bousso nga xamante ne bu jotee programme bu jotee waa Thiès yëpp dem judd fi tuddewuñ ko dara Thiès ñu mel noonu nañ leen tuddee parce que lu muy indi mooy tey bu ñu tudde woon benn place bi ñu ne place bi kat sëñ Saliou lañ ko tuddee wala diw lañ ko tuddee muy sa wasila bu nit bëggoon dem si tali ba def fa safaan dina xam ne lii kat moom ma koo tudde ndax dinaa respecté ki nga xam ne moom tali bi réforme yooyu dañu bëgg a indi ci biir dëkk bi bu ñu seetlu xasante bi bu ñu seetlu compétition bu ñu seetlu kii naan diw defoon na fi lii diw defoon na fi lii on n'est pas maire pour faire le procès des autres on est maire pour développer cette ville-là cette ville mérite d'être développée donc na Thiessois ubbi seen bët il faut que pour une fois que ñu def le choix sur la base de ce qu'on nous propose na nit ñi wax ne lii la ñu bëgg a def ci dëkk bi nañu def un débat sur les programmes nañu def un débat sur les visions nañu def un débat sur les perspectives nañu bàyyi faralante bi kii laa jàppale kii laa jàppale kii laa wax na jàppale kii moom a defal la kii moom a defal y a autre chose au moins nañu xalaat ñun ban dëkk la ñu bëgg a bàyyi suñuy doom ëllëg c'est pour ça que ñu am approche campagne bi fu ñu nit waa ñu ne ko ñun kat lii dañu gis sa dëkk bi fii la ñu bëgg dëkk bi dem lii la ñu bëgg dëkk bi lii la ñu namm ci biir dëkk bi en tout cas merci yéen aussi pour le rôle là que vous jouez permettre ñu échanger aujourd'hui avec ak Thiessois yi wax leen suñu gis-gis wax leen suñu bëgg-bëgg ci biir dëkk bi jërëjëfati encore pour ton vote. Merci beaucoup monsieur le maire dañuy wax ni rek dinañ ko tëj waaye duñ fi yem di leen wax ni il est bourré de diplôme. dinañ ñëw ci loolu c'est l'expérience moo gën waaw jàng naa tuuti nag béywul lañ leen laaj jiba dañu ko mu ne man jàng naa tuuti rek waaye j'ai eu beaucoup de fois dinañ ñëw ci loolu incha allahu rabbi ci beneen plateau gën a yaatal kan mooy Moussa Tine parce que xam naa lu bare ci yow donc dina ci yaatal jërëjëf gars yi gën la xam donc di ñaan ñëpp rek bu ngeen ko dégloo ngeen daal di koy bàyyi xel Moussa Tine mi ngi bëgg foofu nga xam ne rek mooy mairie ville yàlla na ko yàlla jox te bu la ko joxee yàlla na ko téye ak ñi ci sa ginnaaw àggale ko ak sa sago merci beaucoup di leen wax rendez-vous très prochainement incha allah rabbi ci dégloonte merci